asalaamaaleykum yéen spectateur u Actu Direct maa ngi leen di nuyu bu baax a baax man Thierno Lo président Alliance pour la paix et le développement et de la coalition Adiana pour bëgg a ñëw waxtaan ak yéen sottante xalaat ci problème mu réew mi. waaw xam nga Alliance pour la paix et le développement parti la boo xam ne ñu ngi ko créé en 2014 bi ñu àndee ak président Abdoulaye Wade di servir Sénégal ba yàlla suñu borom jeexal mandam ci la ñu créé Alliance pour la paix et le développement. Son excellence président Macky Sall moom mi nga xam ne xam nañu bu baax parce que ñoo bokkoon di liggéey ak moom ci bi ñu nekkee ci biir PDS mu nekkoon premier ministre man ma nekkoon ministre de l'environnement. Après ñu bokkaat nekk assemblée nationale mu nekk président assemblée nationale ma nekk fa président de commission wooñu nañu dénk nañ ko réew mi xam na suñu ay qualité dafa bëgg ñu ñëw pour jàppale ko ci liggéey bi ñu jàppale ko de 2014 ba tey ji en 2021 rien que pour defar Sénégal liggéeyal Sénégal impact ci li nga xam ne bi li mooy xew ci réew mi loolu daal mooy suñu taxawaay Sénégal rek moo ñu ñor 2014 donc ba 2021 ça fait 7 ans ñu ngi ànd ak moom di ko jàppale ngir intérêt Sénégal. non bi ñu jógee ci 2012 àndoon ak président Abdoulaye Wade bi mu jeexale ñun man dama décidé woon ne sax damay bàyyi politique parce que politique boo xam ne bii politique gu xasse politique gu ŋaayoo politique gu xiiroo politique boo xam ne day yàq ak xarit yàq ay mbokk. ku la war a yab ku la warta yab la ma ne woon damay bàyyi politique dikk ànd ak yeneen sénégalais yoo xam ni am nañ yeneen gis-gis ci biir réew mi ñu dem créer benn mouvement boo xam ni dañ koy tudde Alliance pour la paix et le développement pour nekk auprès des populations di leen former jigéen yi ci ay madar ay eau de javel ay savon jeunes yi ñu leen di wubbil benn école du parti di leen former pour que daal ñoom ñu mën a feeñ ci seen ay gox pour mën a dem contrôler mairie yi ak collectivités locales yi mais comme le président Macky Sall bi mu ñu invité salle des banques ñu dem foofu daf ñu wax ne mouvement citoyen yi mënuñu leen a jox ay récépissé ñoom ñëpp loolu moo tax ñu wër récépissé def ko parti bi ñu ko defee parti itam la taxoon ñu jóg ñun jóguñu ci mooy di def politique ci beneen façon duñ ci xuloo duñ ci saaga duñ ci xasante te dañuy def loo xam ne day nekk njariñu askan wi mooy di former comme ni ma ko waxoon jigéen ñi ak xale yi di leen pousser pour que ñu am benn citoyenneté boo xam ne bii dañuy xam ne seen avenir ñoo ko waral seen yor seen bopp mais lépp ñu def ko ci débat d'idées débat xalaat def ko ci ni mu gën a selle parce que Sénégal dafa la yeneen posture yu dul posture xasante xuloo saaga loolu moom ñun parti bi lu muy joxe rek soxlawuñ ko te lépp loo xam ne lii boo fay dugg noonu nga fay duggee ñun yaakaar nañ ne duñ ci mën a bokk parce que dañu am ay principe am luñ gëm te xam ne réew mi am na nu mu tëddee noo xam ne am na yoo xam ne ñun amuñu droit di mel noonu amuñu droit di def loolu. problème bi ngeen di wax affaire Ousmane Sonko normalement dafa waroon a nekk benn affaire bu simple entre benn citoyenne ak beneen sénégalais yoo xam ni am nañu problème ñoom ñaar jël nañ ko yóbbu nañ ko ci yoon. ci bu ñu bëggee am réew mu dox mu dëgër am na loo xam ne ñun sénégalais yi war nañ ko respecter gis nga réew mu amul justice du réew muy dem fenn du réew mu taxaw te réew mu mën a am ay problème la ci buñ demee ba ca kanam justice bi itam amul justice su jigéen amul justice su góor amul justice su ku am doole ak ku amul doole justice bi justice su ñëpp la war a doon kon normalement li nga xam ne bi moom moo waroon a nekk mooy dañu waroon a bàyyi ñaar ñi ko séq ñu dem tribunal atte leen mais malheureusement am na nuñ ko doxalee loo xam ne lii am na lu muy indi ci réew mi ay bakkan yuñ ci perte ay matériel yuñ fi yàqule Sénégal defe naa ni mérité na leneen lu dul loolu réew mi ak ni mu mel ci qualité ressources humaines ak kilifa yi fi jaar ak ñi nga xam ne léegi ñu mel ni ay Cheikh Anta jaar fii ñoom Abdoulaye Wade Senghor Abdou Diouf ay nit ñu ràññeeku ci àddina Sénégal am ay compétences am ay cadres yoo xam ni dans tous les pays du monde dañu mën a mas a respecter
ndax la qualité de nos ressources humaines bu ñu demee ba ñu ñuy tudd ci problème mu ay affaire yu mel ni mbir mi nga cité léegi kooku vraiment kooku naqar lu metti la man en tout cas personnellement man metti na ma parce que yaakaar naa ni Sénégal dañu tudd ci leneen lu ay problème de mœurs mais ceci étant comme loolu am na nan bàyyi justice bi mu def liggéeyam te itam ñu xam ne réew bu justice bi baaxul bu justice bi doxul te ñu koy weddi boobu réew du mun a dem feneen leneen des compétition bi nga xam ne moom moo am ci affaire politiciens yi nañ ko teg ci def réforme yi nga xam ne war nañ koo def ci code électoral bi rafetal ko ba ku bëgg a compétir nga ñëw compétir ku Sénégalais yi fal ñoo xam ne yow yaay président de la République du Sénégal mais munoo wax ne réew xale yi liggéeyuñu dañoo war a def ay emploi nga dem toj ay affaires yoo xam ne tax nga ay Sénégalais yu bari nekk ci biti liggéeyatunu nga dellu seeti yàqal ay Sénégalais yoo xam ni ñi ngi doon def ay transformation suñu produits locaux yi di dem ci biir ci li Sénégalais yi xamul mooy am na Auchan bi ñu yàq am na ñoo xam ne dañ daan ñëw def ay dépôt de seen marchandise teg ko foofu bala ñu leen a fay bu jaree ci lañ leen di fay dañ doon def dépôt bu ndikkee lu jar ñu fay leen lu jarul ñu delloo leen ñu ñëw yàq ko donc ñooñu doon produire di def ci Auchan yi ñu toj tax na ba fi ne nii dootuñu am fu ñu jëlee seen source de revenu ña fa doon liggéey duñu ay tubaab dàq nañ leen fi ne nii ñu ngi toog di def chômage technique di xaar ñu defaraat Auchan yi xam nga ñooñu itam indi nañ problème bi gars yi doon daw di lakk ay taabalu marchand ambulant yi lañ doon jël taabalu marchand ambulant sotti ci pétrole taal ko kooko dem di wutiwaat taabal nga jël ci ay bakkan est-ce que politique ak nguur jar na def loolu jël bakkanu doomu aadama yàq liggéeyu jàmbur kooku ku ci dee yomal xeyam boo demee dinga ko la yoo ak suñu borom parce que politique du tous les moyens sont bons politique rafetal la ngëm-ngëm la respect la ak li ñëpp bokk nga bañ ko yàq képp koo xam ne ki yaakaar nga ni politique fii la yam ak yàggul àlaxira na ngeen jéggal ma ci terme bi kooku naa fekk la parce que loo siqo ak sa moroomu doomu aadama ak li ñëpp bokk nga di ko gérer loo ci def boo dee dinga ko la yoo ak suñu borom kon nag il faut ñu ñëw dalalaat xel yi def ay compétition démocratique waxtaan bu ñu mënee juboo bu mënta juboo xam nañ ku si nekk lan nga xalaat ñu bàyyi ki nga xam ne bi la moom mooy décider moom la ñu fal mu décider di fal bañ àgg ca fañ war a jongantewaat ñu jongante ko ci ni mu gën a rafete je crois que loolu mooy intérêt réew mi te loolu la Sénégal mérite li ma leen di jox mooy que ce soit ñooñu ñoom nekk foofu yëpp ay sumay rakk lañu quoi man ñoom ñëpp maa leen mag ca expérience bi ma am mooy politique dafa war a weesu ay xuloo ak ay jàppal bàyyi li ma leen di conseiller mooy nañu def politique bi ci dëgg bàyyi naxaate bi ca respectante parce que li xew foofu ci li mu fi jotee déglu mooy il paraît que jeunes yi dem nañu foofu dugg ci biir salle bi au lieu que ñu ñëw ci assemblée générale bi ñu def benn débat waxtaan ba tënk li ñuy tënk ba pare soo génne seen résolution il paraît que dafa am ñoo xam ne dañoo dem dugg ci benn salle bind seen résolution ñoo bokkoo liiral xale yi bañ xam nga yooyu yëpp yuñ mën a éviter la parce que su fekkee problème dafa am ci département Kébémer ak fépp fu mu mun di doon ci biir Sénégal képp koo xam yaa ngi jàppale président Macky Sall soo delloo ci sa gox danga war a ñëw waxtaan ak nit ñi ci li xew ci dëkk bi waxtaan ak jeunes yi xool lan mooy seen problème nga déglu leen la nga ca mën a faj nga faj ko la nga ca mënta faj nga dikk àggale ko président de la République pour que ñu faj aajoy jeunes yi mais doo ñëw di leen imposer quoi que ce soit parce que nit ñi il faut nga respecter leen parce que nit boo ko bëggee jiite da nga koy respecter koo respecté wul mënoo koo jiite léegi nag war na ñoo xam ne ñoom ñoo bokk département bi ñoo bokk Daaru Musi nañ ko rafetal pour politique ci ni mu gën a rafetale ku ci nekk ci ñoom di xëcc di indi ci département bi di xëcc di indi ci dëkk yi nga xam ne bi ñoom ñoo ko wër defe naa ni tey jiital jeunes yi parce que jeunes yi wax naa leen am na benn affaire boo xam ne war nañ koo bañ nga nekk jeune ay ñaari nit mbaa ñetti nit di toog dikk di jaar sa kaw di yéeg di occuper poste yi di la bàyyi te yéen ngeen représenter pratiquement 70% de la population war ngeen a jël seen ay responsabilités pour jéem a contrôler mairie yi su ngeen paree ci mairie yi ngeen jël seen responsabilité pour dem assemblée nationale denk fa ay député parce que la ñuy wote assemblée
ci seen nekkinu ëllëg ci lay doon mairie yi ñu koy jël ci gox yooyu ngeen nekk gox-goxaat yooyu fa ngeen dëkk la fa nekk day dal ci seen kaw kon yéen jeunes yi bàyyi leen ñu leen di utiliser pour que ngeen di xuloo pour que ngeen di xeexal nit te ngeen jël seen ay responsabilité pour contrôler communes yi contrôler assemblée nationale bu ko defaa lii seen problème yéen a koy téel seen bopp seen loxo kenn dootul leen mbubboo man c'est le conseil que je donne aux jeunes prenez vos responsabilités te bàyyi leader politique yi di leen utiliser bu ngeen toogee bu benn poste ministre jotee ñoom ñu jël ko bu poste maire jotee ñoom ñu jël ko te yéen ngeen am compétence gën fi bëri yéen ak jigéen ñi wala ngeen jël seen ay responsabilité ngeen bàyyi ñu leen di utiliser di leen xulooloo di leen xeexloo di leen wàccaloo ci mbedd yi loolu ngeen war a bañ waaw